أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني سدد لساني naari janaani safi amaani wasid baraay mbokk julli di mbokk taalibe yi seen mbokkum taalibe Mouhamed Bachir Cissé Baye Fallou Cheikh Aziz Abo moo ñëw ak yéen ci émission bu mag bi ñuy woowee cant gi ñuy am nag àjjuma bu jot ñu aadoo woon nag muy am 21h waaye tey yàlla dogal ak yenn contrainte moo tax ñu teel ko def mu mel ni nag bu ñu xëyee suba incha allah maanaam dimanche ci 4h lañ koy tegaat kon mbokki taalibe yëpp bàyyi ko xel rek bu ko defee nag ñuy nuyoo képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog sunu télévision di Touba TV la télévision qui nous rassemble waaye nag à travers Sénégal waaye à travers àdduna bépp nag ñuy nuyu ñëpp nag di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakhal Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wér waaye nag jàmbaaram ji Serigne Modou Moustapha Fall moom Serigne Modou Mbenda yàlla na ko suñu borom yàggal lool te wér waaye fayal nu jàmbaar gi sëñ Cheikh Fall jëmb Alaaji Aziz Abo Baye Fallu Serigne Baara Xidmatul Xaddim maam daam yaa bëri njëriñ yàlla na ko suñu borom yàggal lool te wér yàlla na nu ay ndigalam ñor te yombunu te fu ñu ko sumbee rek am ci ndam doole sunu maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine ñu leen di nuyu gën ngaa kawe ju nuyoo di ñaan li nuyoo làmboo ci xéwal ak ngëneel yàlla na nekk ci yéen ak ñun barki Cheikhul Khadim waaye nag du ñu fàtte jëwriñu Ndakaaru ak li ko wër muy Alaaji Mbàkke Fay di ñaan suñu borom mottali ay mbébétam moom ñim ñu booleel ci liggéey bi yëpp nag noonu Baye Cheikh Balla Samb Seydina Jibril Ndaw sëñ Mbàkke Mbóoj sëñ Daam mi nekk ci régie bi Pape Cheikh Bey jëwriñu cadreur yi sëñ Atumaan mi nga xam ne bu plateau bi rafetee rek moom la ak mboolem koo xam ne rek yàlla dogal na maanaam ñuy àndandoo liggéey bi waaye nag mu mel ni liggéey bi tamit ba tey ñoo ngi ciy ànd ak waa Kati 360 di application boo xam ne di plateforme boo xamante ni plateforme digitale la méngoog jamono lool ci mbooleem ñi nga xam ne bëgg nañoo jàppale seen i soppe di ay jàngkat maanaam ci mbooleem lu leen mën a addiyaal wala lu jëmale seen i mbir kanam ñooñu nag tey ñu am ci kenn maanaam muy sëñ Bolle Ndiir Laay ndeysaan di koo xam ne jàmbaar yi Seydina Limaamu la mu mel ni nag ba tey ñu amaat nag kenn ci acteurs culturels yi koo xamante ni yàlla dogal na maanaam lépp lu jëm ci culture ci wàllu maanaam lu jëm ci son wala wàllu lu jëm ci maanaam ay festivité ak yeneen da ci aju mu doon ci jàmbaar lool di Serigne Bamba Ndiaye di koo xamante ni acteur culturel la moom it war ñëw féete ci wàllu waxtaanu technique bi tey incha allah mu mel ni nag maanaam sëñ Bolle nga nuyoo mbokki taalibe yi rek ñu jàll bisimilah. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi lazi xalaqa al-xalqa wa ja'ala lahu nuzula wa astafa min rusli sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ja'alahu akrama rusli wa xayral alamin wa ja'ala ummatahu akramal ummam sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi ñu nuyoo mbokk yi di leen nuyu di leen ziyaare masha allah ci réew mi yëpp di si jiital sunu xalifa sunu xarit di Mouhamadul Muxtaar mu Seydina Mandione bu Seydina Limaamul Mahdil Muntazar xalifa général des Layènes ñaan yàlla na yàlla yàggal ko fi magam ju baax ji nga xam te moo fi dëddu te yàggul di sunu wasila di sunu lépp di Seydina Alaaji Baye Abdoulaye Thiaw ñaan yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ñu si barkeem di ziyaare nag mbooleem xadara bi ñu jóge muy Malika di ziyaar imam ratib ba di imam Demba Gajaga masha allah di ziyaare chef de village ak mboolem waa Malika yëpp di ziyaare it sunu sëriñ sunu wasila sunu lépp di alaaji Mouhamadulaay Ndiir nga xam ne ci ndigalam lañ ñëwee fii tey masha allah ak sunu sëriñ sunu xarit Sërif Mbay Laay Thiaw ñaan yàlla na yàlla gën ko dëgëral yàlla na yàlla gën ko sàmm yàlla na yàlla gën ko aar ak mboolem fu ñu nit ñi di teewloo ci kaw suuf rek di soppe di xarit di am di jàmm di mbokk di taalibe ak foo mën a bokk rek ñu ngi lay jox suñu loxo bi di la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ak mboolem xalifa yi nag ci réew mi yëpp Serigne Mountakha Bassirou Serigne Babacar Sy Mansour ak mboolem Touba TV yëpp ba ci yow mi Cheikh Bassir ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax macha allah jërë ngeen jëf yàlla nangu siyaar boole nu yool bi waaye nag ñuy nuyu nag sunu jëriñ jooju nga tudd di sunu sëriñ di bàyyi ndooy laay ndeysaan di sëñ Mbay Ndooy di koo xamante ne nii ndeysaan moom sunu lépp la waaye di siyaar nag sunu xaritu bopp bi soxna Antalaay ndeysaan waaye di siyaar bu baax soxna Fat Cissé sunu mag waaye nag sunu goro boobu noo ngi koy siyaar bu baax ak mboolem waa daara ji yëpp waaye nag di beral nuyoo soxna
Aram Diagne Ndoye ndeysaan nekk ci télé bi nga xam ne yàlla dogal na moom it muy taalibi Seydina Limaamu di ko jàmbaar di ko rafetal di koo xamante ni ko jàpp la maanaam ku téye macha allah yàlla na yàlla dolli jàmmam sëñ Xaadim looy nuyoo mbokk taalibe yi. waaw salaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp et Bachir di bég ci yow. di la jaajëfal naan leen kontaan naa ci invitation bi. et ki ma fekk tamit di la bégee di la ziar aussi tamit. waaw muy noonu daal et puis di nuyu mbokku téléspectateurs ak téléspectatrices Touba TV. ak particulièrement émission cant gi. en tout cas muy noonu man la Bamba Ndiaye ñu bëri mën a xamee ci Bamba Djéguiraay membre fondateur de Djéguiraay Studio Djéguiraay benn label de musique la en même temps studio d'enregistrement basé dans la banlieue et ça fait plus de 25 ans ma nekk ci culture urbaine bi donc voilà quoi en gros macha allah Cheikh Khadim am solo lool nag ndeysaan waaye ñuy nuyu bu baax directeur port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bey di ñaan suñu borom mottali ay mbébétam ak directeur sectoriel yëpp ak képp ku nekk port waaye nag kuréelu Laayeen bi nekk port tey ñoo ngi leen di beral nuyoo ndeysaan ñoom ki ñëpp ñoo ngi leen di siyaar bu baax a baax ndeysaan xam naa incha allah dinañ ci ñëw bu ko defee nag maanaam sëñ Bolle xam naa rek da ngay am loo ubbeekoo ci yëngu dara bu ko defee plateau bi xaw am nu mu def ñu soog a jàll ci liggéey bi lan ngay ubbeekoo incha allah. allahumma najina ma najin wala tuhlikna mal halikin safan sana wal mulka daima imam al mursalina iftah lana allahumma babal busra اغفر لنا وفي لوالدينا ولجميع المذنبين ربنا أحسن جموعنا بخصمك الخسين لا تكلنا إلى كلاءة السوى من علينا نيل رزق واسع لديك وجعلنا من أكرم العباد يلا كذاك عند خير الخلق ربنا أزكى صلاتك عليه والسلام لا نهرم كل الجبار عاندين يلا دافعنا جور المجاورين انصر نصار دينا يا نسيرو وفد علينا من بار العناية ما في مخارج الأمور ننجو أكشف هنا لهم المكاسف الأمور ما إن علينا ربنا غير الدعاء يلا افعل بنا ما أنت أهل ربنا ما نحن أهل ولا تفعل بنا يلا إنك ذو جود وذو غفران لنجعل من لدنك سلطان نصير مخاطيا كل الأواي فاكفنا ربي مخاطي الألاي واحسنا سريع فاسرع لنا بخصنا يلا لنا خريب سؤالنا يا من خريب
يا الله يا من بابه لا يغلق يا الله نسألك الموت على الإيمان بكلمات لا إله إلا الله يا الله نسألك الموت على الإيمان بكلمات لا إله إلا الله نسألك الموت على الإيمان بكلمة لا إلا لا محمد رسول الله الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. day xasida bu Baay Laay bind wala naka la demee. macha allah Cheikh Bachir. waa Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam. jàngul bindul. jàngul bindul. jàngul bindul. ndeysaan. Seydina Limaamu sang bi boo bindoon turam jox ko du ko liir. ndeysaan. waaw jàngul bindul. ci wax bu légère nag. waaye Seydina Limaamu. boromam moo ko jàngal. jaarale ko ci Jibril alayhi salaam. ca lettre yooyu Baay Laay jàngaloon wut. Sëriñ Mbay Caw keroog la ko sol ba rawut. ba Baay Laay naan ko mbay ku la laaj sa meetar. ci xam-xam ne Limaamu sangub jamaan. ndeysaan ndeysaan. ku lay laaj meetaru Baay Laay waxal neel. xanaa bur yàlla rabbul alamin. mu ni Sëriñ Mbay daana nettali lii miraaral. ba moo tax xam-xamam ku ko xam ne yaay na. Seydina Limaamu jàngul. njàng mii ñuy jàng. muy jàngi ay téere. boroomam. mooy wax ak Jibril muy wax ak moom. ndeysaan mu ñuy wax. ndeysaan ndeysaan. waaye lii ma jàng nag. kenn ci ay njabootam. di boroom xam-xam bu mag. di Mouhamadou Sakhir Gaye. Mouhamadou Sakhir ca yëmbal. moo taalif. lii mu tudd Duwaawul Xilaas. waaye nag yax bi Seydina Limaam alayhi salaam mu ngi ko jëlee ci boroomam. mu jaare ci Jibril ñëw ci moom muy ñaan gi ma ibbee. muy allahumma najjina maa najin. wala tuhlikna mal halikin. safan sannan wal mulka daa'ima imaal mursalin. loolu la imaam Sakhir jël araf bu nekk mu tëgg ko xasida. muy ak ñaan di Duwaawul Xilaas. macha allah. macha allah macha allah léegi est-ce que am na comme tey nii Mouhamadou Sakhir Gaye moomu. yàlla na yàlla yokk wéram. est-ce que moom ni mu bindee ay xasida am na ñeneen ñu bindee noonu ay yeneen i xasida. waaw Mouhamadou Sakhir. bisimilah mu bindee xasida. am na ñeneen ñu bindee noonu xasida. ba ci sunu wayjur bi nga xamante ne nii. ci xadaram lañ jóge ba ñëw fii ci jotaay bi. muy alhaaji Mouhamadou Laye Ndiir. di sunu wayjur moo ñu jur moo ñu meññ. moom it daana bind ay xasida. amoon na it ku ñuy wax Baye Libaas Ñang. Baye Libaas Ñang. Baye Libaas Ñang. ci yoon wi la nekkoon moom it daana bind xasida ci yoon wi. ndeysaan. ku ñuy wax Mouhamadou Mbuub xaarixu. Baye moom Serigne Mbuub dëkkoon fii ci Medina. buy Mariama Laayeen moom it daana bind ci yoonu Laayeen. ku ñuy wax ku ñuy wax. Baye Abdoulaye Sylla. moom it daana bind fii ci yoonu Laayeen. ku ñuy wax it Cheikh Mbacke Thiaw Laye. di doomu Seydina Baye Abdoulaye Thiaw. moom it day bind ci yoonu Laayeen. ndeysaan bari nañu. ñooñu rek laa la ci mën a limal. Baye Malick Mbaye ñooñu ñëpp dañ daan bind ci yoonu Laayeen. ma gis ne nag man moom maanaam sunu mbokki Laayeen dañoo bokk ci ñi ma gën a daaneel cim njàng. maanaam seen njàng moom nit mënu ko muñ. man loolu laa jàpp. waaye ma gis ne dafa mel ni ay olofal lañu ëpp lu ñuy jàng. loolu lan moo ko waral. waaw dama la koy loolu dama la ci tontu ci benn bayit bu kii ma la mujjee tudd sànq wax. muy Baye Malick Mbaye dafa wax ni Baye Laay Limaamu Laay
mi fi woote diineem wolof la nu waaroon ba wéy te man sama yonneen wolof la kon te ma wàllif wolof mu ni man day dama nàmpul arab wolof laa nàmpoon ñu naan dafay mband bañ loo ko wax mu ni mbandal tagg yonte yàlla Muhammad tagg buur yàlla bul bañ ku la ñaawal mu jël say bàkkaar tey wéy doo naataangoom Baye Libaas ñang tontu ko ni ko wolof nga ñu feeñ bis ni ki tey wolof laa nàmpaat way la ba tey liggéeyal yàlla moo gën a yee ñu sant ko ñoo ci kontaan bàyyi laay moo weexoon démb sa màkk ñuulaat fii ci Yoff laa ilaaha illallaah démb nag ay arab la doon wax su ñëwaatoon fii ci Yoff di wax ak ñun ci arab ñun dégguñu arab duñ ko tontu moo tax yàlla wax na ni xeet wu nekk làkk ba ñuy wax su may yónni ndaw sama ndaw ci làkk boobu lay wax moo tax bàyyi laay bi feeñ fii bi mu ñëwee ci olof la wax daf ni kaay leen kalay leen dikk si leen ñu nit buñ koy way ñu way ko ci wolof nan lañ ko yëkkatee loolu nan comme nan wolof nga ñu feeña bés ni ki tey wolof laa nàmp way la ba tey liggéeyal yàlla moo gën a yey nu sant ka noo ca kontaan ñii da ngay fella nu musu muy géej du neexum ndox ku naan bilimaani dootoo dox di saytu sa naadiro loxo ca kaw wolof nga ñu feeñe bis ni ki tey wolof laa nàmp way la ba tey liggéeyal yàlla moo gën a yey nu sant ka noo ca kontaan ay xundoon géej ñii da ngay fella ku mus muy géej du neexum ndox ku naan bilimaani dootoo dox di saytu sa naadiro bàyyi laay mu dellu si jànqa jam faate kalabali yoon wa moomaate bu leen bañ ceeba maa ngeete ku bañ wi la waame xaaraane bàyyi laay xundoon géej diina ngay fella ku musu muy géej ku neexum ndox ku naan bilimbaane dootoo dox di saytu sa naadi rootaane xam nga wayu olof li tax mu mën a jàpp nit ki mooy li muy wax da nga koy xam te gis naa ne tamit maanaam tey culturellement parlant maanaam mboolem loolu di jëfandikoo ci ay bàkk sax day doon loo xam ne day nekkaat culture lébu loolu lan moo ko waral ba ci nit ñi feccee loolu mën nga ko nooñ ko mën a misaale leen culturellement parlant masha Allah dañuy wax ni mooy li ma la wax sànk ci wax ji rek bu dee si ñun sax duñ ko tuddee fecc waaye ñu ngi koy tuddee jaayu ñu ngi koy tuddee jaayu jaayu boobu nag sunna la ndeysaan waaw jaayu boobu sunna la waaye tur bi ñuy tudd tur bi ñu Seydina Limaamu jox tur bi moo màgg-màgg koo xam ne waaw kenn mënu koo déglu rek daal ni tekk faaw nga yëngu yëngu boobu nga yëngu nag moo war a muy jaayu est-ce que xam nga ni siis bi yàlla toog siis bi yàlla toog mu tudd aras waaw est-ce que xam nga ni ñaar rek mooy tax mu jëm mu jaayu muy ban ak ban muy wax lu dul dëgg yàlla ci yàlla saa bu nit ki waxee lu dul dëgg rek aras day baaje jaayu su ko boroomam laaj di tax ngay jaayu mu ni ko jaam bii wax ay nar fekk sa mbugal wàccul si moom ak sa tëkk du ma dal ndeysaan ak ban baat muy baatu laa ilaha illallah ndeysaan moom la ñu Seydina Limaamu jox te baat boobu nag moo waral aras jaayu dañ koy sikkar sax lay laa ilalaaw ba tee waral aras jaayu kon jaayu leen moom laay looloo tax ñuy jaayu boobu nag misaal bi ma la siy jox mooy bu tawee ba sewet nga toog ci taatu garab bu ngelawee garab bi nu muy def day bu jaayoo waaw day wàccee ndox am na lu si wàcce loolu lan la ndox mi tegoon ci garab bi mooy wàcc doomu aadama bi dafay am ay bàkkaar mais saa boo dëggee turu yàlla nga jaayu ni garab bi di wàccee ndox mi yow boo jaayoo noonu la jaayu bi di wàccee say bàkkaar ndeysaan suuf macha allah moo tax boo déggee turu yàlla di baage di jaayu ak façon boo ko mën defee comme ni ñu koy defee ak nu mënti nekkee yaa ngi wàcce say bàkkaar kon maanaam jaayu bi
ni ñi def ñun maanaam yéen ni ngeen di def. amul signification. léegi nag xeet bi bàyyi laay feeñ muy xeetu lébu. waaw ku wax lébu wax géej. ku wax géej wax gaal. ku wax gaal wax jow. wax jow bilaay. ndeysaan. jow boobu nag ñuy joowee gaal. lébu yi léeg-léeg bu ñu déggee bàkk bi muy tur yàlla bi. ñu jaayoo ko noonu. te mu dagal. mu mel ni nag ci li nga xamante ni tey mooy informatique wala moo xam YouTube moo xam luñ mën a wax rek gis nañ ci say clip yoo def yoo xam ne nga way ci way yu neex ñàkkul temps bee ñu njëtt rek waaye sinon sax doon nañ ubbee benn ñu gis ne nag maanaam lu ci ëpp maanaam ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu nekk ay laayeen di suñuy mbokki jàngkat lu ci ëpp clip bi ci géej lañ koy def géej lañ koy def ci barab ba maanaam duñ am tendance di ko changer di dem ci yenn peut-être label yi wala yooyu lan moo waral loolu. waaw li waral loolu mooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam dañuy wax ci communauté bi ñu bokk. ni Seydina Limaamu dafa fasante kóllëre ak ndox. oh ndeysaan. Seydina Limaamu dafa fasante kóllëre ak ndox. moo tax ab laayeen du tiim. du tiim ndeysaan. jàpp ak julli maanaam laayeen du tiim. te waxtu julli wu jot dañuy yeesal njàpp mais sa njàpp tëju. li ñuy permettre loolu nag mooy Baye Laye dafa dem ci environnement boo xam ni ndox du fa manqué. boo ñëwee géej gaa ngi nii. Baye Laye fi mu dëkkee yëpp waxuma la géej gi waaye ay lac ñoo ko wër. soo demee Malika suuf si ndox mi moo ko ëpp. Malika li fa nekk ci dex boo xam te nit ki mën na ci yeesal njàpp. ëpp na juróom. boo ñëwee Cambérène noonu. foo dem ci dëkku Seydina Limaamu yi. dex yaa ngi fa yoo xam ne nit ki da ci mën a jàpp. ndeysaan. géej gi door a ñëw. te it Baye Laye fu mu nekk am na teenam bu fa nekk. boo demee Malika teen baa nga ca Ngejj ga. soo ñëwee Cambérène teen baa nga ca Nding la. soo demee Yoff teen baa nga ca Jàmmalaay. ba xuntuma ca Ngor. Baye Laye nag yàlla dogal na. bokk na ci màndarga imaamul Mahdil Muntazar. fi muy dëkkee day dëkk ci. tefesu géej. fa lay dëkke fa lay juddoo. fa lay màggee. fa lay wootee fa lay dëkkee te bu faatoo it fa lañ koy jenc mooy yaa ngi gis fa mu tëdd sa jàmmalaay digganteem ak géej gi 0 mètre nga xam ne léeg-léeg sa géej gi yëngu dugg ci biir dëkk yi waaye romb taaxam bi oh waaw laa ilaaha illallaah moo tax imaam Saxeer mii ñu ibbee dafa wax ni maam Limaamoo feeñ ca Yoffoo ñëw ni leen maay Mahdiyul Muntazar maay ndaw li ñëw leen seet si maay Samsul Anam waaye ba mu waxee loolu nag dafa gudd ak la fa jaar yëpp ba mbokk mi bi ko Bawal Kajoor Njàmbur Siin Saalum fépp da wuy si waaye mbokk lébo mi ni ko doo fi dëkk yow mën nañu laa génne waaye ñii la wuy si duñu mën a dëkk ak yow mu ni leen kon nag ma dem ñaan sama borom dëkk waay dem daal di randal géej mais angle bi ma waxee man dëgg la nag nit boo amee ay icône am ay maanaam ay structure historique yu am yu muy wane booy def clip yooyu ngay wane waaye damaa gis ne comme tey comme maanaam jàppoon naa ne man li ma jàpp laay wax de mënoon nañ ko gën a maanaam moderniser ba clip bi gën a am solo gën a am doole donte am na solo maanaam ci wàllu scénariste beeg ni ñuy defee scénario yeeg yooyu mais dama gis ne même kii rek lay doon léegi xam naa nag beneen question bi mooy gisuma te wax dëgg yàlla macha allah man gis naa say clip am na solo njàng mi am na solo li nga fi yëkkati ni am na solo waaye damaa gisul nga dem Sorano wala Grand Théâtre wala maison culturelle yi nga xam ne maanaam ñi ngi fii wala da ngaa jàpp li sama gars yi jàpp rek nga xam ne yëfi na yem ci baas yi yem ci ngénte yi yem ci nangam yow loolu noo ko dundee. macha allah maa ngi doon nag comprendre sa kii sax sa question ci wàllu clip bi ak géej gi. géej gi lu gàtt laa ci wax rek mooy dafay symboliser Seydina Limaamu la yàlla yónni fii ci sawu jant mu ñëw dëkk fii ci géej gi. ci géej gi mënuñu def dara sans géej. dëgg la Baye Laye moo fasante kóllëre ak ndox. moo lu ñuy def lu jëm ci Baye Laye faaw ñu symboliser géej gi. moo tax sunu clip yëpp faaw mu place boobu faaw mu bokk ci. bu dee nag ci wàllu sunu parcours artistique waaw xam na laa ko mën a waxee. muy façon bi ñu koy defee. ci wàllu ci jamono toll. ci clip bi ni ñu koy moderniser. ci ay salon ci yenn places yi yenn milieux yi. waaw pourtant ñu ngi koy def. amaan na man. samay vidéo jëlaguma yenn milieux yi. mais sunu naataango yu bari. dañuy dem ci yenn milieu fu mel ni place de souvenir. am na sama benn frère Ablaye Fall. nekk Cambérène def na fa vidéo place de souvenir. Mambay Jongo gis naa mu def vidéo Gorée.
Grand Théâtre Mambay Diong dafay dem Abdoulaye Fall yaakaar naa bi mu fa jógee ak léegi matagul sax 2 semaines Omar Samb Omaro bu sëñ Abdoulaye barki dem mu yoon Sorano ñun ñëpp dañuy dem tey rek may ñoom mu ngi suñu parcours parce que mbir mi moo toll foofu faaw ñu yaatal ko am accès ci yenn saal yi nga xam ne bu njëkkoon peut-être waykatu àdduna yi rek lañ fa doon gis te nag culture bu ñu nee culture bi gën a culture yëpp a baax mais culture bi gën a sell mooy bii ñu def ndax inda diina indallaahi islam nit ki pour mu jag pour mu mën a am njariñ ci àdduna am njariñ àllaaxira lenn rek nga mën a jëfandikoo pour mën a réussir loolu li sëñ Tuubaa naan saadatu daarayni mooy nga am texe àdduna dund gu tey ci àdduna am ko ci àllaaxira mooy culture islamique te culture islamique boobu moom la yàlla wàcce ci yonent bi ak yonent yu ko jiitu woon jaarale ko ci sunu maam Ibrahima ba mu ñëw ba ci yonent bi ba suñu yoonu yàlla tey ji muy l'islam kon culture l'islam fépp fu culture dem l'islam moo fa war a jiitu te sunu mag ñi muy Cheikhul Khadim muy Seydi Hadji Malick mag ñi fi feeñ ñëpp loolu la ñuy promouvoir kon fu waay mën a dem ci wàllu culture ñun ñoo ci ñun la gën a yey macha allah Grand Théâtre ci tàggkatu yonent la gën a yey Sorano ci tàggkatu yonent bi la gën a rey parce que ñun li ñuy promouvoir mooy dëgg dafa am jëmm joo xam ne ñoo ngi koy siyaare bu baax muy sëñ Ndiassy Cissé di jëwriñ di koo xam ne acteur culturel la focalisé wu nag ci wàllu mode ci laxasaay ak yeneen di ci aju ba noppi nag philosophiquement dafa am lu ko yàlla may dafa mel ni toog na fii ci plateau bi ne kaddu waykat fi mu àgg kaddu yonante àggu fa nga xam ne tey masalatan am na nit ñoo xam ne tey boo demoon laajte leen Japon dañ leen di xam waaye amaana boo leen laajtee yonante bi sax duñ ko xam mu mel ni kon yéen seen kaddu ci wooteeb Seydina Limaamu yéen da ngeen a am benn matt moo leen ci gàddu muy di ne yéen am na foo xam ne wooteeb Seydina Limaamu lu jàpp naa ne yéen a ko fa yóbbu te yàlla na ngeen ko fa àggale ba amiin ndax yëf yi tamit noonu rek la demee ku ci nekk maanaam góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor ba góor àgg ci yàlla mu mel ni chaîne lay doon chaîne bu nekk jàpp benn maillon dinañ ñëwaat sëñ Khadim mu mel ni yàlla dogal na boo déggee ni ma waxtaanee ak maanaam jëwriñ maanaam te mel ni sax jotoon nañ ci am yuñ ci tënk muy di ne ñun suñ mbokk jàngkat yi dañoo resté rek ci cercle njàng rek waaye bàyyiwuñ xel ne ñoom ay acteurs culturels lañ bàyyiwuñ xel ne ay artistes lañ am na jàngkat yoo xam ne boo ne leen artistes lañ sax ñu gis seen bopp te moo ne képp ko créé rek artiste nga léegi nag loolu ana yow loo ci mën a indi en tant que acteur culturel. waaw. di la jaajëfal rek micro bi na jege tuuti rek. di la jaajëfal wax dëgg fa yàlla. sa émission moom. surtout thème bi tey daf pertinent quoi franchement. du ma la ko nëbb quoi parce que bi nga ma woowee téléphone di ma affaire bi. xaw naa ragal quoi. waaw maa ngi yow mais après détaillé nga ma. sa thème beeg affaire yooyu. ma rafetlu ko même boo ñëwee toog fii si laa gën a comprendre lu bari. et wax nga dëgg. que jàngkat yi benn moment dañu marginaliser seen bopp. te même que benn partie publique dañ leen marginaliser c'est vrai. c'est des artistes. parce que li ñuy def nii c'est de l'art. et en plus tamit ñeneen ñi tamit comme ni mu koy mentionné. jàngkatu àdduna yi ñoom it. nekkul ñoom ñoo leen gën a doon ñoo leen gën a bokk ci askan wi. te ñoom it yaa ngi koy wax am na mission bu am solo boo xam ne ñoom bokk nañ ci ñi gën a placé pour jàllale message boobu. quoi yaa ngi koy wax muy dëgg gi. diine l'islam bi. dafa am solo trop quoi. maintenant man je me dis que ni dina ci baax. mais yow surtout direction bi nga jël nii. mën na dimbali ñi nekk ci secteur bi. et mën na leen éveiller de sorte ba ñu xam ni ñoom it. ni mu waree ñeneen ñi. ñoom la gën a war ko sax ñeneen ñi quoi. comprendre nga. donc di la rejoindre ne man franchement j'apprécie et j'adhère. donc comme ni mu koy waxee rek. vous êtes censé à ce que yéen it ngeen mener le combat. parce que ci biir question maa ngi koy dégg muy wax dimension ay grand théâtre ay Sorano affaire yooyu. c'est vrai da ngeen ci bokk. vous êtes des citoyens vous êtes des artistes. et à un moment donné pour man il est temps. que tamit ñu révolutionner affaire bi. comme internet bi ni mu ñuy révolutionner lu bëri. par rapport ak gis nga. ay temps lépp ci télé bi la daan feeñ. télé bi sax dem nañ ba léegi ku ci pare ba pare. yow la ngay jël da nga koy tëmbal ci réseaux sociaux yi. pour mu gën a am visibilité. comprendre nga. donc di la rejoindre rek ne man franchement j'adhère et loolu mooy logique bi quoi. man gis-gis boobu laa ci am. vous êtes des artistes. yeneen artistes yi li ñu capable def. yéen capable ngeen def loolu. te yéen a gën a placé sax pour def ko. par rapport ak ñun suñu réalité dëkk bi quoi ci situation yi nekk ak affaire yooyu noonu daal. loolu yëpp nag loolu yëpp li ñu koy may mooy formel. ndax ñun ñëpp nangu nañ ne
tey ñi nga xam ne ñoo yor suñuy institution tey niñ bàyyi xel sax suñuy sëriñ ak suñuy imam ñoom mën nañ leen bàyyi noonu bañ a bàyyi noonu xel ndax ñoom faaw ñoom ñu waree ne sax ci njabootu Seydina Limaamu laa bokk ngir am waa kër Seydina Limaamu wala kon mu mel ni loolu it li ma ci jubloo wax rek mooy maanaam formalisation jàngkat yi dafa am solo te dafa jot ndax ñoom ay porteurs de voix lañ tey man je me dis que ne sax bu dara xewee laa xawla wala xawta yàlla bu muy xew comme mënu naa jël exemple ci maanaam xale yi daan dem ci géej gi te mu léegi rek li ñuy gis ci wàllu homosexualité na ma yàlla baal mais doo gis benn jàngkat bu génn def conférence de presse te normalement ñoom sax ñoo ci gën a jekk kon day mel ni ñoom it mbub mi ñu war a sol dëgg-dëgg day mel ni sax dese nañ ko sol léegi nag au niveau du ministère de la culture yan subvention collectif ñoo am yoo xam ne maanaam ñi ngi koy jox acteurs culturels yi yow yan nga ci jàpp. waaw man avant tout je parle par expérience comme ni ma ko waxee ci introduction bi ça fait plus de 25 ans ma nekk ci culture urbaine bi bon en fait dama yor benn studio d'enregistrement ñu naan ko Jéggi Raay ginnaaw raay studio d'enregistrement et même temps label de musique la artistes dañ fay ñëw di fa fay di fa job et man it je produis des artistes moo xam jàngkat moo xam mbalaxmaan bon moo xam rappeur pour production yi ci rap bi ci lañ gën a focus waaw mais pour dina am ay jàngkat yu fay ñëw fay enregistrer pour seeni projet boobu ok comprendre nga en parlant de Layani sax j'ai un artiste Paco Brise il est de Yoff il fait partie de mes artistes maa ko produire et hormis ça aussi tamit dañ ma nekk ci événementiel c'est-à-dire dama leen organiser parce que man boo dee xool Jéggi Raay ñun ñoo fi njëkk a jël grand théâtre dugal fa jeune artistes yi tey lu mel ni ay Ngaaka Blindé ñoo ko fa njëkk a géeloo ay Akhlou Brick ay Elzo Jamdong ay Bril Fight Fo ñoo ñëpp suñu idée la parce que ci même approche bii la woon il fut des temps soo nekkee un artiste boo amul benn code de popularité bi li ngay laaj ñi yenn subvention yenn appui doo ci mën a bénéficier wu looy wooye code de popularité non su ma mooy ñi siw ñu quoi ñu nekk au devant de la scène même doo seetloo ay jamono sax concert yi nga xam ni ministre bee ko doon teg muy état bi wéra soo dee xool ñi siw ñi sax ñoo si doon am accès que ñi nga xam ni siwuñ quoi et loolu du noonu mooy doxal yëf yi maintenant en parlant de ça ñun bi ñu créé studio label bi en 2009 organisé nañ fi concert en 2014 lañ créé Open Door Open Door benn événement la boo xam ça consistait à ce que année bi ñu xool artistes yu ndaw yi nga xam ne kenn xamu leen génne nañ dara ñu sélectionné leen joué leen Sorano liñ ci jublu mooy mu may leen visibilité en plus retombées financières yi fii jógee ku ci nekk gis sa bopp quoi c'est en 2014 ñu def ko en plus Sorano tamit chaque année ñu jël fa ay boy yoo xam ni kenn xamagu leen il vient juste de débuter ñu joué leen foofu concert pare dafa leen ay formation en régie générale régie son régie lumière régie plateau vous voyez mais suñ ko defaan ba pare ñenn ñi dañuy apprécier loolu xam ne lii lu rafet la mais ñun suñuy moyen bopp lañ ko doon defee et ñenn dañu doon suggérer dem leen gis tel ministère dem leen gis tel fii nii dem leen gis tel fii ñu xool ñu leen ci jàppee parce que ñun au départ dañ ko doon def ak suñuy moyen bopp mais avec le temps on a compris que tamit mbir mi mën nga defal sa moyen bopp mais am na foo war a dem par exemple ñun événement da doon am ñu bind suñu projet envoyé ko ministère de la culture ba affaire bi jeex ba ñëwaat sax ba mat 1 an ñuy soog a jot lettre de réponse bi ñu koy soog a jot imaginez bon avec le temps nag Macky Sall bi mu jëlee pouvoir bi ak artistes yi am na benn subvention benn fonds bu gars yi créé muy fonds des cultures urbaines fonds des cultures urbaines boobu c'est dédié uniquement aux cultures urbaines et loolu ñun première année bi postulé nañu mais suñu bas jàllul mais suñu bas bi mu jàllul gars yi ñu ngi doon kaas ci réseaux sociaux yi ñun kaas ñu dañ doon dem sax ba ñun lañ doon ba ñu doon kaasal ñun parce qu'il disait que dañu am mérite parce que en ce moment gisoon nañ ñu doon encadrer jeunes yi di leen organiser ay concert di leen produire ak affaire yooyu jàppal bàyyi quoi mais li yàlla def comme je l'ai toujours dit après man dem naa vers direction des arts pour am assez d'informations ci mbir mi et bi ma demee ñu xamal ma ni mu fa demee ak yëpp yàlla def nag 2e édition bi ñun postulé nañ bañ am subvention maintenant ci li ma ci jàngat lu ndaw ci côté subvention yi nga may laaj c'est-à-dire direction des arts ministère de la culture par le biais de direction par le biais de ministère de la culture am na benn subvention bu disponible boo xam ni fonds des cultures urbaines la hormis ça nag am na tamit direction des arts benn fonds social benn fonds fa nekk boo xam c'est pour tout le monde c'est tous les artistes
man après lañ ma informé loolu. fonds social. benn aide boo xam man bénéficié wu naa ci. ak benn concert ma bëggoon organiser wu fële Grand Théâtre bénéficié wu naa ci. am na benn fonds bu nekk foofu. maintenant comme niñ koy waxee c'est-à-dire c'est vrai que fii musique bi am na lu bëri lu des. mais fonds yi des fois bu ñu focaliser dong ci gouvernement bi. am na yeneen fonds yoo xam ni dina fi disponible par exemple lu mel ni au niveau de la SODAV. mais il faut foofu man accompagner nañ ma ba tàyyi ci benn fonds social bu nekk foofu noonu. mais il faut nga doon membre aussi tamit. mooy li nga doon waxaat sànq. sa introduction bi. côté manque de structuration bi am ci jàngkat yi quoi artistes yi. parce que à un moment donné soo structuré wul pour nga mën a am ci yenn subvention yi c'est tout un problème. léegi tey sëñ Bollé mi bu fekkoon dafa war a dem Sorano. wala war a dem Grand Théâtre yàlla na ko yàlla def balaa yàgg. moom fan la mën a jaar ba fonds des cultures urbaines yi mu mën ci jot wala aide sociale bi mu mën ci jot wala SODAV accompagner ko moom nan la war a def. non en fait pour fonds des cultures urbaines bi je pense pas quoi parce que boobu c'est dédié uniquement pour ñu nekk bon je sais pas sama sama gis-gis boobu gis-gis bu xaw ma nag. waaw mais yaakaaruma war na ci mën a bokk quoi. waaw ndax. bon en fait boobu c'est dédié uniquement ñi nekk ci culture urbaine bi c'est-à-dire ñi nekk ci milieu rap beeg ñi def activité urbaine beeg affaire yi mais pour concernant. kon jàng bokkul ci culture urbaine. non defal daal. waaw bismillah. moo tax ma ne sama xam-xam. bu gàtt. c'est-à-dire il faut mu clair quoi. parce que domaine bi mooy li ma la wax je suis pas un expert. mais vécu bi ma am ci nii rek laay partager fii nii quoi. mais gisaguma keneen ku nekkul ci milieu boobu bénéficier wu ci. peut-être nag moom mooy li ma wax rek. c'est-à-dire ministère de la culture. souvent ñun boo fa bindee pour demande dañ lay orienter lu mel ni direction des arts. man je me dis que ni même moom en tant qu'artiste war na mën a dem foofu direction des arts pour am assez d'information ci moom si ay activités ci lan la war a mën a bénéficier parce que man noonu laa defoon dama dem foofu rencontrer ak ñoom wax leen sama plaidoyer ñu expliquer ma et l'année prochaine ci laa jël samay artistes wutal leen ay papiers structuré wu ñu postuler ñoom. ok je me dis que première chose dafa am loo xam des fois ñu dañ koy taayal boo nekkee ci benn secteur nga nekk ci pour man sa ministère tutelle war nga dem vers moom pour am ay information par rapport ak yow. macha allah Cheikh Bamba xam nga sëñ Bollé. xaaral. waaw parce que foofu am na solo. beneen bi mooy c'est-à-dire li gën a am solo en tant qu'artiste. tey pour man damay suggérer bon waxuma moom mais pour ñeneen ñi ko def. dina si baax ñu dem SODAV doon membre. parce que une fois nekk nga SODAV membre. parce que Sorano tey su fa demoon di dóor concert nii. man def naa ko ba tey. sooy dem di dóor concert da ngay fay taxe. taxe yi da ngay may c'est-à-dire da nga war a fay waa SODAV. da ngay fay perception. parce que SODAV loolu c'est obligatoire nga fay. mais il arrive yow en tant que membre. soo bindee benn demande dinañ la appuyer. ñoom dinañ la appuyer. waa SODAV dinañ la appuyer. man defal nañ ma ko defati ma ko quoi. mais soo nekkul membre du mën nekk. am na benn fonds fa disponible. comprendre nga. donc juste pour dolli foofu noonu. kese loolu c'est mën na nekk. maintenant li gën a am solo mooy. première chose mooy structuré wu. nga dem SODAV nekk fa membre. c'est-à-dire dem lu mel ni direction des arts. jéem am assez d'informations concernant ces activités. lan nga mën a def pour mën a bénéficier ñu accompagner la affaire day jàppale. ndeysaan macha allah mooy la société nationale des droits d'auteur et droits voisins. nga xam ne mooy SODAV nga xam ne Bollé mag yow ak rappeur beeg ñëpp ci bokk. ci bu ñu xamee fi ñuy jaar ngir bokk ci. mu mel ni nag sëñ Bollé maanaam loolu ñuy wooyee droit d'auteur mooy tey maanaam lépp lu waay fent ba noppi dem protéger ko kooku moom dafa am sañ-sañu maanaam li ciy rotee ci ay xéwal moom mu mën caa jot waaye loolu mu fentit bu ko keneen génnee da koy sañ a topp ñun sax xëy na amuñu jafe-jafe boobu ñun beneen ba ca topp même bu fekkee xasida la bu keneen bind comme tey li nga jénnee jàng ko nga xam ne sëñ Mouhamadou Sakhir Gaye moo ko bind yow mi ko jénnee waat da ngay am droit d'interprète ndax kee moo ko fent muy auteur waaye yow da ngay doon koo xam ne yaa ko interprété léegi nag ndeysaan suñu soxna yu baax yi tedd di la aw maanaam ñoom ci biir aw bi buñ ci fentee dara bu fekkee dañ koo protéger dañuy am droit voisin ñoom it day am lu ñu leen ciy rotal tey bu dee ñun suñu mbokki Baye Fall yi ñuy bàkk ay xiin buñ génnee benn clé xiin buñ ko protéger dañuy am ñoom it droit voisin loole nag di loo xam ne ñun ñëpp ci maase te la cay rotee fi muy jógee maanaam ñun ñoo ci yem mooy crédit bi ngay jënd café gi ñuy naan
caaf bi ñuy nangam loolu la ñuy dajale maanaam di ko subventionné ministère yi te ñun ñu bokk ci kenn gënuñ cee yey waaye nag bu ñu bàyyee xel ne mboolem lu baax lu ñu fiy def te kilifa yi di ko def dañ koy subventionné ñun war nañoo xam ne ñun loolu dañ caa war a bokk dëgg la nag nekk au juste milieu mooy tey du ñu jeng ba jëm fu dul noonu waaye nag bu ñu doon ñoo xam ne dañoo yem ci baas yi rek ndax tey wax dëgg yàlla maa ngi tuub sax ci guddal gi gis naa benn artiste bu ma wan livre des centaines mu mën a boot ñeenti nit te mi ngi ko amee maison culturelle Douta Seck bi te ni mu ko waree noonu la waree jàngkat ndax jàng doolee koy def ak wér waaye bëri na jàngkat yoo xam ne dañoo mujj di leen yalwaanal te bërki dem ñoom lañ doon seetaan kon aksi yooyu damaa jàpp ne dañ cee war a génn yow loolu loo ci gis noo ko gisee yow. macha allah sëñ Bassirou dafa am ñaari angle yu am ci mbir mi benn bi mooy ci côté saayir si ak ci côté baatin bu dee ci côté saayir nag mooy mbiri àdduna yi mooy li nga wax sànq rek mooy léeg-léeg li ñuy def ñu mu formuler quoi ñu maanaam formaliser ko ñu formaliser ko li ñuy def ñu formaliser ko ba mu dëppoo ak jamono waaye xam nga taalube dafa am ci keppaar yoo xam ne boo ci juddoo màggee ci dafa am benn tarbiya buy nekk ci yow ba léeg-léeg loo lépp looy def rek da nga ciy sóor say kilifa maanaam doo demee ak sa liberté ñàkk demee boobu nga ñàkk demee ak sa liberté moo war da ngay day am lu lay tënk ba li lay tënk léeg-léeg dafa am yu bari doo ko mën jamono nag am na lum ñu taajal am na luñ ci mën a jël am na loolu dañ ko fay bàyyi am na lam luñ ci mën a jël am na luñ ci mën a liñ ci mën a jël nag mooy sëñ bi juñu na ko sànq mu leeral muy ci côté carte SODAV da nga ko war a am nañu ko macha allah waaw beneen biit am nañu kuréel boo xam te ne ñun communauté Layène képp kuy yëngu ci wàllu way ak zikar moo la tënk muy benn association xam ñun ñëpp ñu ngi ci biir nu mu tudd les centres de Layène ok association des centres de Layène association des centres de Layène Serif Idrissa Thiaw laay di doomu xalifa bi Baye Abdoulaye Thiaw jiite ko Idrissa Thiaw ndeysaan waaw ñu ngi koy jaar bu baax ok moom moo ko jiite ci ndigal laay tamit maa ngi koy jaar bu baax Thiaw waaw kay mu ngi noonu ci ndigalu magam ba Serif Baye ñin Thiaw moo jiite kuréel boobu nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu administration bu jëm ci wàllu yëngu ci communauté bi ñoom ñoo ko yor ndeysaan boo seetee même Covid bi sax am na benn subvention bu état doon joxe yàlla dogal na ñun bénéficié wu nañu woon ci loolu macha allah à travers as mouvement boobu noonu macha allah mu ngi noonu daal sunu mbiru lépp lu jëm ci wàllu administration moom ci communauté Layène ñun ñii di yëngu ci wàllu zikar kuréel boobu moo ko yor dafa am nag lu ma gis loolu di loo xam ne lu wér la mooy Baay Laay mooy yonent yàlla Muhammad mi weexoon démb moo ñuulaat fii mu mel ni nag ba tey sax ci histoire Baay Laay boo koy topp day mel ni daanaka mbooleem lu yonent bi def day mel ni moom maanaam bu ñu ko toppee dinañ ko ci gisaat yàlla nañu ko yàlla fayal mu mel ni nag yàlla dogal na moom mu juddu 1843 suñuy nopp waaye bàyyeekoo fii 1909 ndeysaan mu doon koo xam ne dundam gu gàtt googu am solo lool bàyyi fi ndeysaan Seydina Issa almahdi yu nga xam ne wax dëgg yàlla ñu bari sax ci ñun Seydina Issa lañ gën a xam waaye ñu bàyyi xel ne boo xoolee maanaam dafa mel ni yonent bi ba mu gàddaayee ba ñëw Medina dafa mel ni bañ koy teeru dañ ko tëggal talaal badru waaye dafa ànd ak ay tabala mu mel ni nag laay ni njàng mi neex na lool waaye gisuma ñu boole ci benn instrument lu waral loolu macha allah communauté Layène Seydina Limaamu keroog ba mu waree woote ci guddi gi malaaka yi dañoo wàcc ci kaw suuf yor ay tabala di tëgg naan njiinum yàlla jib na njiinum yàlla jib na moo tax benn waykatam ni ko njiinum yàlla mi ma dégtu parce que événement boobu daf ko fa fekk di sunu maam Malick Mbaye moo tax mu ne njiinum yàlla bi ma dégtu mooy bi ma dégg waaw tabalay Mahdi yoo ngi jiin tëgg boppam
borom kayit yi fi jàngoo ni téere weddina diinay borom jamaana ku bañ bàyyi limaamu bañ nga sa bopp. laa ilaaha illallaah. ane ku yàlla yónni nga woote. ku mu yónniwul doo woote. ndeysaan. li ma lay junj foofu mooy. tabala lu dagan la. tëgg ci tabala lu dagan la. sunna yonent bi la ndax keroog bi mu jógee Makka di ñëw. moom la ko waa Medina. teeroo ci gàddaay bi. kon dagan na. waaye nag communauté boo dem. am na façon. bu ñuy yëngoo. ndeysaan. laayeen nag. dañuy yëngu sans instrument. léegi nag waxtu wi dañoo ñett. waaye ma gis ñu yëkkati benn borom baax boo xam ne. doy na waar lool ba yëngal murid yëpp. ndeysaan. léegi nag ma bàyyi xel ne maanaam communauté laayeen ñoom dañu ubbil ñëpp seen bopp loolu lan moo ko waral ci lu gàtt nag ndax ñun ñuy signalé waxtu. Serigne Ablaye Thiaw. da doon wax ni. surga ci kër. yàlla na ko yàlla fayal Serigne Ablaye Thiaw. Serigne Ablaye Thiaw amiin da doon wax ni surga ci kër. day am fu mu yem. waaye borom kër ci këram fu ko neex dugg. bilaay. mu ni mooy ñun waa Alulaay. bilaay ñoo xajoo ñëpp. ndeysaan. ñoo xajoo ñëpp. ndeysaan. Seydina Limaamu maamam mi nga xam te ne la yàlla yónni mu woote. dafa wax ni. yéen sama njaboot. maa ngi leen di dénk. fu ngeen gisee nitu yàlla. na ngeen ko bëgg. na ngeen ko sopp. na ngeen ko topp. kon loolu farata la. ci ab laayam la rek. moo tax farata la ci ab laayam fu mu gisee ku baax. ndeysaan. mu topp ko bëgg ko sopp ko. kéem ni ñu toppee gëmee Seexul Xadim. bilaay gëm ko bëgg ko. nangul ko. ndeysaan. gëm Seydi Hadji Malick ak Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Sarif. gëm ko. dëggal ko. sopp ko. Cheikh Abdou Khadir Jilani. ndeysaan. ba ci mboolem nitu yàlla yëpp. loolu la yàlla dogal. képp ku njabootoo ci Seydina Limaamu da nga leen di gëm. bëgg leen nangul leen. ba pare nag daal di gëm ni bàyyi lay la yàlla yónni. xam naa nag fi ñuy daanelee. mooy dama am man kiiwu laayeen bu ma neex. muy wuy ji leen ngiin sa woote ba. boobu dama koy sikkar sax programme. waaye boobu nga may balaa ñëw daaneel. léegi bu ko defee sëñ Xaadim xam naa nag maanaam émission bi fi ni mu waroon demee wu ni ndax dañoo xaw a am tuuti retard. waaye yow da ngay ñëwaat beneen yoon. waaye tey maanaam boo doon tàggoo am benn message booy lancé ci jàngkat yi yow ana lan lay doon nga tàgguwaale ko. waaw bon message bi may lancé mooy. que boo amee seetlu sax. loolu rek pour man alerte la quoi. alerte la. tey seetlul. ci milieu musique bi. on parle de droit. sànq yaa ngi wax subvention. mais tey soo xoolee droit d'auteur. jàngkat yi musique religieuse yi li ñuy gagné sax li ñuy généré ñiy def benn style de musique bi généré wuñu ko. waaw muy droit numérique yi. waaw ñi ciy ren gagné jàngkat yi am nañ. 33000 dalal ton yi liñ ciy gagné 33 millions. ñeneen sax yeneen ñi def style musique sax gagné wuñ ko quoi. waaw loolu pour man alerte la. alerte la dans le sens où. pour man ak numérique bi. lu bëri daf leen war. lu bëri daf leen war. tey sànq yaa ngi wax ay waxu subvention. te dafa am loo xam sax dama ko tëb. et pour les subventions non seulement bu dul état bi sax. que yenn sociétés ak yenn association mu ngi ko ci bénéficier wu. tey da ngay jël fii Sénégal lu mel ni. hormis la SODAV ay AMS existé wu nañ. tey ay AMA ay association manager agent artiste. en fait yooyu c'est des choses yoo xam ne dina am ay gars yu nekk derrière. l'artiste moom leen doon ko ñor. bind ay texam répété wu dem studio prépare li mu mais am na ñeneen toute une équipe bu nekk derrière bu ko war a mën a accompagner. tey maa ngi la ko doon wax keroog ne il m'arrive des fois ma dugg sur iTunes. wala Spotify wala Deezer mais damay gis ni jàng chants religieux yi laaj ñi seen ci plateforme yi ñu dem fa. mais est-ce que ni mu fa war a duggee normalement duggee na fa noonu. comprendre nga parce que tamit yooyu. c'est des choses yoo xam ni njëriñ bi xam nga fan nga koy xamee. sax dañ koy wax sax ne. waxuma sax yow artiste bi. mais sa njaboot sax. dañ ciy gis njëriñ ëllëg. ndeysaan. moo tax loolu pour man dafa jar a bàyyi. comme yow li ngay wax nii. il est temps que ñiy nekk ci ñiy def chant religieux daal di jóg. gën a structuré wu. parce que c'est vrai wax nga ko sànq dafa am ñaaru ci am muy zaahir beeg baatin bi. tam loo xam des fois tamit da lay tënk. mais tamit pour man li ci gën a am solo mooy message bi ngay lancé concernant Limaamu Laay. et dafa baax ñëpp jot ko partagé ko ñu nekk 4 coins yi monde bi yëpp jot ci. te nan lañ ko mën a jotee. via réseaux sociaux yi. via plateforme yi ainsi de suite. et loolu ça demande de la structuration. et loolu plus que nga koy def tamit ça génère de l'argent. xaalis moo ci nekk derrière. macha allah pour man loolu plus que xaalis bi di gën a nekk derrière. temps bi nga si def di nga gën a am moyen wu. gën a li nga message bi nga gën a bëgg a lancer ci loolu sax nga def ko quoi. donc man pour man. il est temps que artistes yi ñoom ñëpp ñu dem jéem a adhérer au niveau de la SODAV benn. ñaar wut équipe bu nekk derrière. c'est-à-dire y a le manager. am sa toute une équipe derrière. parce que ce même problème l'artiste yëpp am. un artiste
talent dong doyul pour gars yi xam la. il faut nga am une équipe derrière boo xam ne moo lay gérer lépp. et loolu après dina la woon mën dimbali. malgré que problème yi bari na fi moom des na ba léegi. même que yeneen musiciens yi ba léegi. problème yi bari na fi. mais man pour man yéen il est temps lii alerte la. ngeen gën a réorganiser waat. xam ne affaire bi ci kanam moom ragal naa yéenay jël lépp. macha allah nga tàggoo. waaw di ma ko di wax noonu rek. mais maa ngi lay féliciter. dëgg fa yàlla parce que. émission moom franchement ça m'a touché surtout ni nga defee tembeek ak ni nga conceptualiser affaire ça m'a touché pour man njëriñ bi lii la quoi donc di la féliciter di la ñaanal sama waa ji di la jaajëfal yow it naan affaire yi neex na trop donc voilà quoi di leen ñaanal suñu borom yëf yi gën a jëm kanam daal et voilà daal macha allah Cheikh Khadim ndeysaan yàlla na yàlla dolli si jàmm xam naa ne nag maanaam di nga ñëwaat waaye nag maa ngi lay siyaaral waa ñetti mbaar yëpp kër gaak ñëpp rek maa ngi lay siyaaral ñëpp macha allah bu ko defee nag maanaam di siyaaraat bu baax nag association des chanteurs religieuses Layène yëpp nag ndeysaan di siyaar suñu sang boobu sëñ Idda ndeysaan waaye nag maanaam di siyaar képp koo xam ne rek yàlla dogal na nga nekk Layène wala nga nekk soppe ndax Layène yi dañoo njaboot man mii ci laa bokk ndeysaan sëñ Mbay Ndooy Babacar Laay maa ngi lay siyaar bu baax a baax ndeysaan waaye di siyaar bu baax nag sunu yaay jooju ndeysaan nga xam ne yàlla dogal na sa teewaay bu amee maanaam ci moom lay jaaree muy soxna Anta Laay maanaam du sunu jigéen du sunu lépp waaye nag sama mag ju baax ji soxna Fatou Cissé du ma ko fàtte benn yoon di ñaan suñu borom defal ko tawféex waaye nag borom këram googu yàlla na suñu borom def seen xéewal boole seen jàmm biir ak biti doole suñu maam Cheikh Ibra xam naa nag yow da ngay tàggoo ba noppi tàggoo mbokk taal bi soo ko yëkkati wuy ji leen ngiim sa woote ba ñëw aw daal di koy wàccee waa tàggool incha allah. waaw macha allah fi nga tëjee rek muy soxna Anta bi nga xam ni moom moo coordonné émission bi. ndeysaan ñu ngi koy gërëm bu baax macha allah. di gërëm it mboolem ñi ñuy teewlu xam naa ni am na ñuy waajoon sax pour woote si. mais ni temps bi demee la ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal. ñi ma waxoon nañu woote émission bari nañu. di gërëm ñëpp di gërëm sama. chauffeur bi ma àndal muy Pape bu si ndaw ñu koy gërëm baax di gërëm waa Malika yëpp ak communauté Layène yëpp di gërëm nag sama famille bopp muy famille maam Yande Codé Diouf nga xam ne ñoom fa ñooy sama meen ñoo ma meññ waaye di taxaw samay mbir bu baax a baax a baax ñi nekk Wakam ñi nekk Thiès ñi nekk Tëngéej ak fu ñu nekk Sénégal Yoff ak fépp ma leen di gërëm di leen sant seen taxawaay ci le 6 novembre bi gis naa ko jërë ngeen jëf wuy si naa woolu tey dëggal woote bàyyi lay ca saw baam sopp mboolem sëtëm yandaa lee ma jën doguli maamu laa soo daan wuy si leen jir ca woote baa nuy matal farata yàgg sunaam maytul mu aaya ndax nu waaw lii ngërëm la ca li maamu laa aw leen maa ngi giñ nan bilaay walaay maam li maam mooy rasuulu laay giñ du caaxaan si rabbana moo ko wax moom li maamu laay soo daan wuy si leen jir ca woote baa nuy matal farata yaa sunnaam saa maytul mu aaya ndax nu aayam luy ngërëm la ca li maamu laay aw leen géeja baawan fa jàmmalaay ndox ma neex teenu jàmmalaay teenu sama ñamal te seet Mustafa tudd fa jàmmalaay soo daan wuy si leen jin ca woote baa nuy matal farata yaa sunnaam saa maytul mu aaya ndax nu aayam luy ngërëm la ca li maamu laay aw leen réew mi lu nu am si ay ngëneel réew mi lu nu am si ay ngëneel fii ci saw bi la bàyyi ko yóbbu seen kër daw del si waat ñun ñu toog gëm li maamu laa soo daan wuy si leen jin ca woote baa nuy matal farata yaa sunnaam saa maytul mu aaya ndax nu aaya luy ngërëm la ca li maamu laay aw leen déglu leen tey ma bàkk njaag déglu leen tey ma bàkk njaag gaynde njaay moo di woo walaay xët ma baayam daan doori góor moom la doon na ca Limaamu Laay man Muhammadu Laay mi di way Abdoulaye doomi Seydina moo ma xuusal ci géeji leer naan ma jiinal Limaamu Laay si leen
cawoote ba nuy matal farata yaa sunam sa moytul mu aaya ndax nu aaya luy gërëm la ca Limaamu Laay awleen Abdoulaye Thiaw Abibalaay doomi baay Seydi yaa nu doy jaasil islam bi yaay borom foo taxaw leer ya jolli naam Abdoulaye sama cofeel ci yow law belu mu gën di sopp mbaam sorbe soppe ko nagam wañi mënuñu ma def si Abdoulaye Thiaw yóbbaale noo foofi mën a jëm yóbbaale noo baayu mbay lay yóbbaale noo loxo ca kaw si Abdoulaye yóbbaale noo baayu mbay lay yóbbaale noo loxo ca kaw si Abdoulaye yóbbaale noo baayu mbay lay yóbbaale noo loxo ca kaw si Abdoulaye yóbbaale noo Abdoulaye Thiaw Abibalaay doomi baay Seydi yaa nu doy jaasil islam bi ay borom foo taxaw lee jolli naa Serigne Khadim maa ngi lay nuyu. macha allah kon mu mel ni ñoo ngi àndoon ak sunu café Touba gi ñu ànd ak saa su ne rek muy 9 AM di café goo xam ne café Touba aromatisé la saa su ne ñuy ànd ak ñoom ci liggéey bi di ñaan nag suñu borom yokk seen jàmm barke Cheikh Khadim lii ñu sol nag ki ñu ko ñawal mi ngi tudd sëñ Modou nekk fële ca Géejawaay numéro am di 70 878 03 24 kon mu mel ni lii moo nekkoon seen émission cant gi ñu koy def àjjuma bu jot à partir de 21h waaye nag dimanche bu ñu xëyee ñu tegaat ko à partir de 16h mu mel ni nag kon ñu di ko xaar rek di ci ànd ak tarixa yëpp nag waaye di ci ànd ak waa Kati 360 maanaam ci plateforme digitale bi nga xamante ni tey moo jóg ngir jàppale jàngkat yi kon jëwriñ nga ñaan rek amin amin اللهم نجينا وعنجين ولا تلقنا ملالك صفا سنا والملك دائم ومسلم وبحرمة الله محمد رسول الله ما شاء الله ما شاء الله